jërëjëf mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel tey nag ñu am waxtaan wu am solo wu ñu bëgg a séq ak koo xam ni defe naa ne bu ngeen ko gisee kenn du ko laaj ñenn ñi daan ko dàkkantele le lion de Bandiagara ñu gën ko xamee ci Ablaye Djibo tey ñu bëgg a waxtaanee ak moom crise boo xam ni yàgg na mooy crise bi dox ci ñaari waaso di ci diggante dogon yi ak pël yi ku ne gis na la fay xew te di ñaari waaso yoo xamante ni que seen dëkkuwaay depuis ca maam ya rafetoon na amoon na nu mel jamono di dox ba relation bi yàqu léeg-léeg ñu ne pël yi taal nañu village yu dogon yi bu subaa ñu ne dogon yi fayu nañu ak ban taxawaay tey wala lan la dogon yi di réclamer après li nga xamante ni moom mooy transition bi am actuellement au Mali Ablaye Djibo ñoo ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yu lay seen ci Dakaractu. Buur maa ngi la nuyu di la fay di la ziar bu baax maa ngi nuyu àdduna yëpp rawatina Sénégal bi fu mu nekk nii. mais gars yi namoon nañ la. rawatina Mali ji ba mu fa mu jógee nii barki Demba. maa ngi nuyu Mali yëpp malien yëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant. maa ngi nuyu àdduna yëpp. maa ngi nuyu kilifa diine yi. maa ngi nuyu kilifa aada yi. maa ngi nuyu diaspora yi. maa ngi nuyu àdduna wëndër képp man Ablaye Djibo maa ngi nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant. mais waa Sénégal namoon nañ la ñaari at Ablaye Djibo dégg la loolu yitte la parce que nit soo doon borom xam-xam bu ñuul il faut nga dem gestu si. gestu dafa am solo rawatina loolu su gestu bi su weesee wàllu xam-xam bu ñuul bi pour gestu bi dama dem pour jàppale sama mbokk yi nekk jafe-jafe. si Bandiagara ak Mopti ak Pël ak Doga yi. problème bu am àdduna yëpp ko yëg. yëpp ko yëg. lu mel noonu man mënuma toog di croiser le bras Sénégal tant que dew ma si front bi ma dem jàppale leen pour jàmm delloo suma dëkk. mais musul leen dëkkee noonu entre Pël ak Doga. amoon ngeen jàmm musul dëkk loolu si lu mel noonu Mali kenn ku ne xam na Pël ak Doga ñoo musul nekk. depuis dans les histoires dans les années des années. depuis temps Cheikh Oumar Fouti Tall. yaa ngi dégg ba ay ñoom Cheikh Sala. yaa ngi dégg loolu musul am. mais mbir bi dafa am lu si ratta lu ratta loolu la ñu mu ngi gestu ni pour que lu ratta ñun dindi ko suñu diggante bi parce que Pël ak Dogon coow musul am suñu diggante mais yëfi bi dafa loon trop donc ñun mu ngi defu sensibilisation bi maa ngi def ay jéego yu am solo pour ñaari juboo ñaari su juboo loolu mooy jàmm si jàmm su amul si dëkk du baax baaxul jàmm su amul ci dëkk du baax ku ne xam ne ni jamono yee Mali dund na benn crise bu xaw a doy waar ba jëlee fii nga xam ne moo nekkoon le président IBK tey ñu mettre fa tey benn transition boo xamante ni que armée bi ak civilité ñoom ñoo ko bokk yéen ñi nga xam ne yéen ay peuple dogon bi tey mbir moom nag ngeen gisee. bon ñun mu ngi rafetlu mbir bi bu baax a baax parce que soo gisee IBK jamono IBK bi jafe-jafe bari na trop. mais présentement ñu mu ngi sant yàlla bu baax parce que mbir bi mu ngi calme ndànk-ndànk rawatina maa ngi nuyu suñu président bi Bandaw ak gouvernement bi yëpp maa ngi nuyu leen bu baax a baax yaa ngi dégg maa ngi nuyu bu baax Assimi Goïta maa ngi nuyu bu baax a baax Assimi Goïta yaa ngi dégg maa ngi nuyu malien yëpp mais problème bi funtori ba tey ñoom mu ngi def négociation yu am solo pour que jàmm dellu rapidement suñu dëkk. Pël yi ak Dogon seen diggante bi. mais dañu gis yow xeex bi yow da nga ci actif woon yow da nga ci taxawoon pour IBK dem. waaw dama si taxaw bu baax parce que xam nga fekkante ne da nga nekk président amul taxawaay bu dëgër. nga nekk président bu tous les Maliens lu xew mën a yëgul. à la fin militaire yi dafa ñëw rek mu jël demande démission bi moom mu démissionné. parce que vraiment toujours. jafe-jafe mu ngi ci diggante Pël ak Dogon yi jafe-jafe mu ngi diggante Pël ak Dogon yi médiation amul diggante bi à la fin day métti parce que soo demetee foofu noonu fu mu toll nii bàyyi am na mais bàyyi bu mu am instant bi jamono bi instant bi nii kenn mënu dem tool ba pour dindi sa jur bi soo bugg a dem pour dindi sa li nga bay ay say dem fekk la di la rey xam nga loolu dafa métti. kon dafa mel ni mbir mi ay bandi ñooy def li ñuy def ba pare tey ñu jiñ ko Pël yi suba ñu jiñ ko Dogon. exactement ay bandi ñoo nekk si suufu mbir bi di jiñ Pël yi di jiñ Dogon yi
ku ne xam ne dogo ak pël yi du musu xeex loolu du musu am parce que ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñun ñoo bokk dëkk yaa ngi dégg tey pël su amee xew foog dogo yi ñëw dogo su amee xew foog pël yi ñëw donc ñaar yi mënu xuloo mais ay bandi ñoo nekk si suuf di ruccu affaire yi di ko jaxasu dogo yi actuellement dafa am lu ñu réclamer tey Mali après transition bi. waaw dogo yi parce que dogo yi dafa sonn ñoom mu ngi sonn ñoom lu mu soxla mooy gouvernement mu gestu leen dogo yi gouvernement nag gestu dogo yi loolu mooy problème mu dogo yi actuellement Mali. non ba problème dogo yi deful leen dogo yi deful leen mais xam nga saay-saay su ñëwee ba mu bëgg a dugg si biir pël ak dogo yi day doy war mais yan jafe-jafe ngeen di dund foofu. jafe-jafe yi bari na parce que tey soo demee dogo yi tey village dogo yi tey bay amu fa sàmm amu fa soo bëgg a dem sax pour dem doxantu sax pour dem àll bi dafa am loo dem lijjanti sax day jafe si yow parce que bandi yi mu ngi fu ne si àll bi. maanaam amul leen sécurité. sécurité amu fa sécurité amu fa yoon amu fa sécurité amu fa. en même temps président bi dañu mu ngi ñaani président Bandaw bi mu gëstu dogo yi. mu gëstu dogo yi mu gëstu pël yi et puis mu ñëw sensibiliser dogo ak pël yi. pour dajale leen ñu waxtaan dajale ñun dox toog di waxtaan. parce que waxtaan bi mooy mbir. àdduna loo gis si jàmm moo ko gën lu ne. ba man ñun jàmm la maa ngi ñaan guddi bu ne maa ngi def ñaan ay jéego yu am solo. moo tax man ma delloo Mali 2 ans maa ngi Mali. di dem pour recherche xam-xam rawatina di def jàmm jéego yu am solo social bu am solo pour que suma dëgg am jàmm. parce que suma dëgg su amul jàmm man du ma tranquillité Sénégal. waaw loolu mooy suma yite. pouvoir yi dogon yor les secrets mystiques yi dogon yor ndax dogon yi ay chercheurs lañu ku ne xam nañ leen mais pouvoir mystique bi làqu ci ñoom. dogon même tubaab yi sax soo waxee mu ne les pays dogon. tubaab day la may cër. parce que dogon dans les histoires. tariku Mali mënu ko wax sànq il faut que nga wax si dogon. dogon ñoo doon nit yu xamante ñoom su waxee mu ne du ma def lii ñoom du ko musu def ñoom su wax mu ne ñoom day def lii ala kulli xel ñoom day def. dégg nga bu baax. dogon yi dafa am xam-xam bu ñu lu kook. dégg nga de dogon yi li mu am secret les mystiques noirs si Mali àdduna yëpp ko xam. dogon yi mu ngi nekk si Bandiagara dans les falaises. sunu xam-xam bi sunu maamantam foofu la ñu mu ngi jëlee sunu xam-xam rawatina encore di gëstu ay xam-xam yu wóor. dogon man mi su ma la waxee lii laa def noonu laa def su ma muneel doona carrément man munuma lii nii laa mun. mais loolu taxul nga xam man du ma maara. mais àdduna loo gis rek munu benn maara munul lépp. da nga mun lii sa morom mun lii. loolu c'est très important. mais ñiy réclamé wu léeg-léeg nga gis nit sax ci mbedd mi wala nga gis léeg-léeg ku solu yi ne man dogon la. non solu taxul nga nekk dogon. dogon si santa la bokk. dogon si jugo bi la bokk. dogon si cosaan bi la bokk. foo gis si dogon rek da nga gis si culture am nga xam kii dogon la. si solam bi ak culture am bi. c'est très important. xam nga àdduna léegi ku jóg rek man féticheur la ku jóg man dogon la ku jóg man nii la ku jóg man nii la du mën a xam sax photocopie original bi. kan mooy photocopie kan mooy original bi du ko mën a xam mbir yi dafa jaxasoo foog ñu leerale mbir yi ba mu leer nañ. nit yi xam lii mooy photocopie lii mooy original. mais Ablaye culture dogon daf ko ñor quoi yow daf la ñor trop daf ma ñor trop. trop sax. trop daf ma ñor trop. parce que nit amul dara lu du sa culture. nit da nga war a fonk sa culture. gëm sa bopp gëm sa culture c'est très important. tey su ma may ma 10 milliards. nawet du tax man ma toog fii damaa dem di bay parce que loolu lañ mu ngi fekk suñu maamatam. di bay di recherche ay xam-xam bu ñuul. rawatina nga bay en même temps. parce que wàllu liggéey sirin métier la du métier. mun na ko def mais mun na def sa liggéey boppam. mën nga ko def ci cosaan. waaye doo ko def gagne-pain mu nekk sa dund. def ko donn quoi. mais nga donnoo parce que ñun mu ngi doon suñu xam-xam bu ñuul. rawatina àdduna yëpp ko xam dogon moom su waxee dogon ku mu tuddoon sa famille am na cosaan. da ngaa judd fekk ko cosaan. moo tax dama gis Ablaye lii nga yor nii. waaw. gis naa ñi réclamé wu dogon mais yoruñu lu mel nii. dara ñoo mënu am lii parce que lii gis naa paa bi moo nekk nii. ay njaboot ñoo nekk nii. yaa ngi dégg de ay njaboot ñoo nekk nii bi jasi la jasi boo xamante ne
mu ngi nekk foofu si dale falaise de Bandiagara jas bu weex dale falaise Bandiagara si montagne mais dogoy moo la ko won foofu mënu xam foofu fokk dogoy gungi la yóbbu la fa gan mënu ko xam bii jasi ñetti jasi bi la soo demee fa su fekkente ne sa aaju day faj ñetti jasi weex day génn di dugg si biir soo demee si suba ba ngoon jasi weex yi ñetti jasi yi génnewul sa aaju du faji loolu ñoom dina la bàyyi mun a demal te loolu li nga pouvoir bëgg amu bi fii dogoy ñoo ko téye pouvoir boobu dogoy ñoo ko téye keneen téyewu ko keneen téyewu ko de déedéet ku la wax téye na ko kooku day wax lu ko neex keneen téyewu ko mystique noir dogoy ñoo ko yor kon Ablaye sunu laaj bi mujj lan ngay wax diggante dogon yi ak pël yi di message boo xam ne Ablaye Djibo mu ngi ko jëlee ci xolam mu nekk message boobu dafay boole ñaari xeet yi. buur sa waxtaan bi sa keso am na solo trop parce que soo gisee man tey Ablaye Djibo maa ngi nelaw fii Sénégal day fekk jàmm am suma gannaaw lu ko indi jàmm bi rawatina man def na jékku bu am solo def na social bu am di solo dajale ñaari xeet yi. dama jindi ay ton ceeb di ko yóbbu si ay village am jafe-jafe jindi ay meew social jëli suma alal def ko si ngiri ñoom mu am ñoom lu mu lekk ñoom am ñoom lu mu naan parce que foofu soo demee foofu sa rongoy day daanu foofu dafa doy waar pël yi xamatu ñoom fu mu dem seen village yëpp dafa yàqu doogoy xamatu ñoom fu mu def parce que seen dëkk bi dafa yàqu rien que say ñoo ñëw di indi ay difficulté si suñu dëkk ressource yi am na dëgg la ressource yi am na su fekkee tubaab yi ñoo bëgg a jëlee ressource bi ñoom mu jëlee ressource bi ñoom mu bàyyi suñ mbokk yi am jàmm pël yi ak doogoy ñoom mu am jàmm parce que jàmma loo gis àdduna jàmma su amul du baax tey boo leen jàmma bi laa ñaan tey boo leen doon wootee ci kalaama bi nga xam ni bokk ngeen ko di kalaama Mandeng ban message nga leen di jox am Mandeng. bon ne bɛ maliyɛn cɛ ni maliyɛn musoman bɛɛ lajɛlen fo denmisɛn ani maabakɔrɔ ne Ablaye Djibo ka folikan don mali kɔ mali ɲa k'a daminɛ Europe fan bɛɛ lajɛlen n'i ye dugu dɔ fɔ n bɛ ɲinɛ dugu dɔ kɔ ne bɛ maliyɛn cɛ ni maliyɛn muso n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'a fɛ mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi mali bɛ janfa min kɔnɔ bi mali bɛ kɛlɛ min kɔnɔ bi ne b'a fɛ kɛlɛ in an kɛ bɛn foyi tɛ bɛn bɔ i y'a faamuya président bandaw i n'i ka gouvernement ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ne nana min tɛgɛ ga aw ye aw ka fɛɛrɛ kɛ bɛn kɛna mali kɔnɔ kɛlɛ min b'an ka nord la kɛlɛ min bɛ kɔrɔn fɛ kɛlɛ min bɛ bayankara kɛlɛ min bɛ moti bɛɛ lajɛlen kɛ bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an maliyɛn cɛ an n'an muso maliyɛn muso parce que mali filɛ nin ye dunan tɛna mali dilan dɛ an yɛrɛ de bɛna mali dilan mali bɛ dilan yɛrɛ kun de bolo dunan tɛna mali dilan maliyɛnw yɛrɛ de bɛ mali dilan ka kɛ mali ye donc foyi tɛ bɛn bɔ anw maliyɛnw de bɛ fa la anw de bɛ ba la ne bɛ min ɲini aw fɛ o ne ka message de ne Ablaye Djibo depuis Sénégal n bɛ bɛn de ɲini mali kɔnɔ maliyɛn cɛ n'a muso an bɛɛ lajɛlen kɛ bɛn foyi tɛ bɛn bɔ dunan tɛna mali dilan koyi an maliyɛn dɛbɔ de bɛ mali dilan ala sago aw bɛɛ lajɛlen sago o de ye ne ka message ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye nafa tɛ kɛlɛ la foyi tɛ nafa tɛ kɛlɛ la foyi tɛ kɛlɛ kɔ nimisa kɔ kɛlɛ foyi t'a kɔ nimisa kɔ o de ye ne ka folikan ye aw ni ce aw ni baraji. jërëjëf mbokk yi tey nag buur dama ñëw pour toj yax bi ki ma ciy àndal di le grand Dogon waaye di le grand féticheur su ma neexee sax ne le grand féticheur de l'Afrique noire ñu gën ko xamee ci Ablaye Djibo nga dégg ñu koy dakkantale le lion de Bandiagara tey dama bëgg ñu am mbuut yu ñu sulli mooy réew mi Sénégal léegi problème mu fétiche nga koy bëgg a toj koo wax mooy la man féticheur la ñii ñu ngi leen di arnaque di lekk seen xaalis ñii nañ ko seqaloon gisatuñu leen tey nag ma bëgg a waxtaan ak Ablaye dëgg fétiche lu mu doon le lion nuyu naa la. ziar na la fay na la bu baax buur war ma si wax sax parce que man du ma gan Sénégal mais foog ma wax parce que mbiri su fekkee du ma wax diw du nangu xeex yow ñëwagul pesi ko baayam mu ngi taxaw jour boobu moom day xeex
ak lu mu ñàkk jom moom dina la xeex wala nga pes yaayam mu ngi taxaw ay kooku jour boobu moom doomam bi jar na mu dee ci xeex boobu man dina xeex ak yow donc lii da nga lal suma góom wax bi da nga lal suma góom problème wàllu mystique wàllu fétiche bari na coow trop Sénégal parce que yow bi nga demee bi nga ñëwaatee gis affaire yi ni mu mel nii daf la jaaxal man jaaxal naa boo mënumatuma nelaw pendant une semaine maa ngi tëdda mënuma nelaw maa ngi yàkkamte ñëw Sénégal mais 2 ans nekkuma fii damaa dem gëstu ay xam-xam bu ñuul kuk ñëw toog dégg nga de wàllu fétiche yu bari mu ne fétiche lan mooy fétiche d'abord ñoom xamu ko fétiche jigéen mënu yor fétiche parce que jigéen mënu yor fétiche jigéen mun na yor tuur jigéen mun na faji ay rab mais jigéen mënu yor fétiche lu tax am na ay fétiche xamante ne soo ko gisee jigéen rek dootoo jur doom am na ay fétiche xamante ne jigéen parce que day gis ngeen baalu ma wax bi jigéen day gis baax soo gisee baax chaque jour fétiche bugg na nga ñëw nuyu ko di ñëw ziar ko soo gisee baax mënu ko jege loolu c'est très important am na fétiche xamante ne soo ko amee du wax lu du dégg soo fene mu toj sa bopp yow borom bi yow féticheur bi yow féticheur waruloo fen soo waxee lu xamante du dégg rek day toj sa bopp dafa am fétiche fétiche dafa am yu ko defar di la ko jox nga dem ak moom mais fétiche dafa bari façon am na lu ma bëgg a leerale yow mais duma ko mënu leerale lépp parce que mbiri fétiche dafa doy waar foog nga am loo nëbbu nga am loo leeral dégg nga lu ma la wax fétiche day def lu bon day def lu baax yaa ngi dégg mais jamono bi léegi dafa bari ay faux man féticheur la buur mun na wax mu ne est-ce que korte bi nga sànni nit si saa si ak foo nekk si àdduna korte naka la nit yi defare korte féticheur soo ko laajte xamuñu ko soo fekkee yow da ngaa sànni féticheur boppam korte mënu faji boppam kooku du féticheur buur bala nga man maay diw day fekk yow defar na sa bopp ba pare day fekk yow da nga donno nga recherche parce que yow li nga donno loolu doyul nga dem recherche ay ñeneen sous région yi Afrique nga dem lijjanti ay xam-xam yu wóor nga boole ko ak sa bos. yow jaral na lay nga jógee fii ba di jógee Mali dem ba Bénin. man dem na bu gën a raw man dem na Bénin dem ñeneen dëkk yu gën a bokkul Bénin dafa wante suma morom yi demu faa dem gëstu ay xam-xam parce que mun na ma xeex man ma doon malien nga doon beneen xeetu soo ma xeex bugguma nga daanu ma bugguma nga gañ ma si wàllu xam-xam bu ñuul moo tax ma dem recherche ñeneen pays dégg nga de 2 ans damaa bàyyi Sénégal ma dem gëstu xam-xam parce que xam-xam gëstu ko du doye man am na lii rek mun na ma doye déedéet da nga dem gëstu xam lan mooy fétiche nga dem recherche ay xam-xam wóor parce que buur dina la benn affaire nga xam tey jamono bii nii ak jamono doomu adama yi nii yëpp bëgg bu gaaw buur bu njëkk ba auto manuel moo fi am dafa yéex sa loxo bi day sonn sa tànga day sonn tubaab buy génn automatique moom moo changé boppam man ñaani automatique laa am ak domaine lu mu mutu doon man ñaani automatique laa am ndax gëstu nga ko xam dama ko gëstu xam ko mun ko téye ko def léegi gis léegi bi nga demee naka nga dundeek fétiche yi bi nga demee gis nga lu la yéem gis na lu mu yéem ci wàllu fétiche parce que am na yu mu am mais dem na gisi leneen lu bokkul encore lu mu am c'est très important moo tax ma dem gëstu di dem gëstu ñoom lu mu laaj ma lépp ma jox leen ko pour que ma jëli ñoom seen pouvoir jëli seen xam-xam bu ñuul ko
pour ma yor ko di dimbale jàmm yi. léegi ñi koy def léegi ñi ciy nax léegi sénégalais yi nag maanaam ñi nga xamante ne ay arnaqueur lañu. non ñoom dinaa ko arrêté ñoom dinaa taxaw ba ñoom mu arrêté yooyu. ku si arrêté wul dinaa la muumul de buur. maa la wax loolu de da nga nekk muumu si saasi. dootoo wax. da nga nekk muumu parce que sénégalais ak alduna clients yi sonn na trop ci jamono bi clients yi xamul ñoom mu ngi jooy ñoom xamul ñoom fan la mu ngi dem. di wax seen problème. xamatoo kan ngay wóolu. xamatul kan nga wóolu li dafa yàqu suñu liggéey bi jamono bii. nit su la wooyee mu ne da nga am problème ba dama am problème bii soo ko mënul wax ko man mënu ma ko. taxul mu bàyyi wóolu la. mais ëllëg mun na la woo contact la mu ne am na beneen problème nga réglé ko. buuru nit su ñëwee si man ma seetal la waxal la sa sarax ma ne ko demal jindi nga ñëw nga toog su doon nag su doon ginaar su doon béy su doon gëlëm su doon xar soo toogee ñu ne rek ko suñu nga rey ba pare ma nangu deret bi lu mu war a def ma def ko deret bi yàpp bi dama ko wax yow nga sàmm ko juróom-ñaari sàmm wala fukki sàmm ak ñaar yow sa bopp yaa ko jël di ko yóbbu dem sarake ñoo jël di ko yóbbu sarake yaa ngi dégg ba mu jeg tàkk ak bopp bi deret bi tànga bi yëpp nga joxe ba mu sarake yow sa bopp yaa ko sarake après man ñëwal nga toog nga rakas ma rakas suma loxo buur lu ma la wax saxel day dal parce que da nga xam kii nekkul ci ay caaxaan. nekkul ay caaxaan. léegi ñuy wax affaire fétiche ak religion ñeneen ñi dañ naan nit ki bu yore ay fétiche du mën a jaamu yàlla fétiche yi ñoo ko naan bul julli wala ñu naan ko del julli ci deru xaj wala ñu koy wax yenn wax yi ba moom du jaamu yàlla te Ablaye Djibo man dama gis ne que day jaamu yàlla. bu baax yor fétiche taxul nga bañ jaamu yàlla mën na yor fétiche nga jaamu yàlla fétiche bu lu bon am na fétiche bu baax am na. fétiche bu baax man moom du la fétiche tere bu baax jaamu la yàlla. am du la tere nga jaamu yàlla. yaa ngi dégg parce que lu du dara man doomu julit la. Abdoulaye Djibo man doomu julit la. du ma catholique. da ngay julli da ngay. damaa julli damaa woor du ma toog si ret du ma naan sangara. du ma yéeg guro du ma yéeg dara. dégg nga loolu sant yàlla la. yaa ngi dégg kon ñooñu di ko waxal fétiche yi léeg-léeg wax ji du dëgg. non bon xam nga kenn ku ne mu ngi defal sa bopp. parce que maa ngi si temps yëpp ay mara yi di wax. mara ku naan ñoom mu ne fétiche baaxul bu fi kenn rey deret bu fi kenn def lii li nga xam da nga xam ko mais beneen domaine bu nga xamul da nga mandu dafa am solo. kon yàqalul sa diine daal. non. kon yooyu ñuy wax naan fétiche bi day laaj deret si fétiche dañuy laaj deret. day laaj deret. mais du toujours fétiche day laaj deret. mun na def liggéey bi sànq yow nga laaj deret. deret lay laaj wala lan ak lan lay. non day laaj deret mun na laaj deret mun na laaj leneen lu bokkul deret fétiche mun na laaj sa gerte. mun na laaj deret mun na laale ñeneen mun na laale dafa bari façon parce que seet bi kenn ku ne ak li nga seeti nit. mu feeñ si fétiche ay jinne lañu quoi. fétiche jinne mu ngi rat si biir fétiche. parce que dafa doon loo xamante ne da nga gëm ko rek soo gëm fétiche li nga bëgg nga am ko mais yow nga ñëw si fétiche yow gëmul lu la defal pour nga am résultat bi day jafe de adu jamono bi yëpp ko soxla joni yëpp bëgg bu gaaw et c'est complètement la wax loolu mooy problème bi. yow daal da nga gëstu fétiche am xam-xam bi bëgg nekk défenseur u doomu aadama yi kuñ ci def lu bon rek Ablaye Djibo taxaw wane ni que fétiche kat mën na dimbali nit fétiche mën na taxawu nit ci kàttanu yàlla. waaw. rawatina wàllu jafe-jafe. nit yi bari mu ne rab moo ko jàpp rab yi sonn na la fu mu toll nii rab yi mu ngi mer. sëriñ wax rek ne leen rab mer na trop si sëriñ yi si sëriñ si. si sëriñ si parce que koo jóg rab jinne. waaw dafa mel ni moom la ñuy waxtaanee tout le temps te mënuñu ko séparer. dinaa la benn affaire de yu yàq der sëriñ yu yàq der rabu jinne yi di yàq der jinne yi di yàqu der rab di yàqu der jinne yi ñoom su motuwul jinne dina ñëw song boo xamante dina métti de sëriñ yu bari dina paralysé. fekk na tension dalu leen. ñii arnaqué daal yow Ablaye Djibo daal ban message nga leen di wax. bon lu ma bëgg a wax leen nit su ñëwee si yow.
diw man dama am problème lii soo ko mënee faji ko soo ko mënul libéré ko mu dem si keneen yaa ngi dégg li ma la wax mais maa mun yëpp yàlla dong moo mun yëpp keneen mënul yëpp dégg nga xam-xam dafa yaatu loo gesul mënu ko am est-ce que comprendre na man maa ngi Louga tey fukki at maa ngi Louga fu mu dégg ba tey maa ngi dégg fa loolu jafe na si Mara de ñëwoo Dakar demoo Sénégal ci hôtel, 14 demoo régions là lu tax tàmbu ma feneen loolu mbir la buur mbir la secret bu rëy la loolu mbir la ba mu ñëwee Louga kenn xamuma woon kenn teetal ma mu ne demal Louga nga toog mais tey àddina yëpp ma xam yëpp mu ngi ma xam maa ngi Louga maa ngi def passage di nuyu waa Louga yëpp xam naa nam naa leen trop ñoom daf ma nama lool maa ngi waaj ñëw déjà mu ngi nii action ma Louga la jàmbur yëpp la nuyu la yow lay tàggoo bon maa ngi tàggu di nuyu àddina yëpp rawatina maa ngi sànni benn message bu ndaw bu am solo mooy lan mooy Covid 19. choléra virus. dafa yëngal àdduna yëpp. parce que ñu ñooy porte de voix. ñu ñoo war a wax. wane le bon exemple. parce que am lu tax yow Serigne mun na faje Covid 19 bi munuma faje Covid 19 bi Covid 19 bi du feebari Afrique feebar bi dafa jóge si dëgg tubaab garab bi si dëgg tubaab bi la jógee ñëw fi donc ku la wax moom mun naa faji Covid 19 day wax lu ko neex Covid 19 c'est le virus monde entier ci àddina la wër mais lii misal la pour doomu adama yi mu ngi gómb seen bopp góom yàlla parce que lu ko indi lii nii jàggale tubaab yi jàggale nit ku ñuul jàggale àddina yépp jàggale sëriñ si lii mun na tax nit nga góom nga xam am na lu xew yàlla moom mun lépp kenn mënu ko du yàlla man maa ngi def benn message bu ndaw ku ne nga uti gel raxas sa loxo nga uti masque nga takk respecter les nga respecter les distances distances les mesures barrières c'est très important ñëpp am jàmm. voilà yëpp am jàmm Sénégal am jàmm parce que jamono bi dafa métti trop yu bari mu ngi dem si crise rien que feebar bi maa ngi ñaan bu baax a baax ak suma morom sëriñ yëpp sëriñ yu baax yëpp def ñaan pour feebar mu jóge si àdduna ji incha allah suñ culture mu delloo si jàmm ak salaam. jërëjëf mu ngi noonu le lion de Bandiagara Ablaye Djibo waxoon naa leen ko dañuy tëj yax bi yéen nag tàmbale la dinañ ñëwaat ci yeneen jafe-jafe tuggaat ci yeneen i milieu waxtaanee ko ndax société bi tey dafa laaj waxtaan ak leeral ci mbir yu bari kon mbokk yi ñu di leen jox dig daje ci yeneen i jamono sur Dakaractu.